Toujours dans votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tonton Diamou Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV li nag di benn tiis ak naqar boo xamante ni mi ngi xewee foofu ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ginnaaw ay bés yu ñu génn dégg ngeen fa étudiante boobu nga xamante ni dañ ko faat ki ko faat nag du kenn ku dul faram boo xamante ni moom la doon génnal moom moo ko faat foofu ca biir néegam bi mu nekkoon maanaam ca université ba fa la ko faatee ci biir chambre ba noppi dugal ko si valise jël taxi dem à 5 kilomètres de université Gaston Berger daal di ko fay sànni muy loo xamante ni dafa ñaaw trop loo xamante ni ci film yi lañ ko doon gis dafa mel ni xale yi léegi la ñuy seetaan ci film yi moom la ñuy bëgg a indi sa coro boo xamante ni yéen a ngi génn mu fekk la sa biir ne ngeen doon ay ndaw doon jàng ba noppi ci wax bu ndaw nga jàpp ko xoj ko étranglé ko ba nga xamante ni faatu na nga jël ko def ko ci valise bëgg ko sànni foog ni day nii lay noonu alors que xamoon ni bakkanu doomu aadama fort na fort boo xamante ni lépp loo ci def rek yàlla suñu borom mi ngi la tiim mi ngi lay seetaan ba teg la ci nañu xool ji résultat enquête yi lan la indi muy meurtre bi nga xamante ni am na foofu ci université Gaston Berger mi ngi xewee ci chambre étudiant boobu du kenn ku dul Seynabou Ka Diallo moom la copain bi rey suñu nee copain nag mooy far affaire yi mi ngi am le mardi 29 mars 18h menotté au poignet kii di Yaxya Seck nekkoon faru Kàjjatu Diallo boobu rey ko ñu koy wax Prince moom moo ñëw foofu ci campus université bi il est escorté par des gendarmes de la direction la chambre 12 G6 du village F pour la reconstitution des faits du meurtrier de Seynabou Ka Diallo, l'étudiant dont le corps sans vie a été retrouvé au village de Ndiaoudoune, à 5 kilomètres de l'université. Présumé auteur du crime, Prince raconte par le menu comment il a tué sa copine. Tout serait parti d'une dispute au sujet de l'enfant qui portait la victime et qui serait le fruit de leur relation amoureuse. Le mis en cause demandait à Seynabou Ka Diallo de tout faire pour avorter. La jeune dame qui avait eu confirmation de sa grossesse au niveau des services médicaux de l'UGB voulait garder l'enfant. Prince s'emporte et l'attaque en l'étranglant jusqu'à ce que mort s'ensuivit. Un acte involontaire d'après le mis en cause. Les constats techniques et médicaux disent le contraire. D'après Libération, qui a fait le compte-rendu de la reconstitution des faits dans ses éditions de ce mercredi, en effet, souligne le journal, Seynabou Ka Diallo est morte d'une asphyxie mécanique, preuve qu'elle a été étranglée et les portée sur le corps des traces de violence. Après avoir constaté la mort de sa petite amie, Prince plie le corps et le met dans une valise et loue un moto pour s'en débarrasser au niveau du portail de l'UGB. La valise tombe, le suspect change de plan, renseigne Libération. ginnaaw daal mooy xew-xew ba bu ma amee kii di Kàjjatu Ka Diallo di étudiante moom nekkoon foofu ca université Gaston Berger ak faram boobu mu doon génnal di Yaxya Seck ñi koy wax Prince ginnaaw bi amee dispute boo xamante ni dox na seen diggante xale bu jigéen bi bu mu ñëwee xamal ni que dafa ëmb te ëmb boobu kenn ëmbalu ko ku dul faram boobu di Yaxya supplier ko pour mu avorter ginnaaw ànd ngeen ci ànd boo xamante ni neexul suñu borom ngeen tooñ suñu borom ba pare bakken juddu si tàggul woon ni que ndax dafa war a juddu ngeen def ko ci seen coobare bakken ci seen bànneexu bakkan ba noppi ngeen bëgg a faat bakkan jooju kooku di Kàjjatu Ka Diallo si la bañ avortement boobu si la kii di Yaxya Seck di Prince emporté wu par sa colère jàpp kii di xale bu jigéen boobu nga xamante ni moom moo ko ëmbal étranglé ko ba nga xamante ni dañuy gis ci corps bi ay violence maanaam indi na ci ay violence ba noppi xale bi bu mu faatoo si la ko dugal ci benn valise jël benn moto ne daf koy sànni ji ginnaaw ba mu ko sànnee ci benn dëkk bu ñu tuddee Diaoudoune foofu à 5 kilomètres de l'université Gaston Berger ginnaaw loolu nag policiers yi si la ñuy defaat reconstitution de fait bi jàpp nañu kii di Yaxya Seck di étudiant bi nga xamante ni moo rey étudiante bi nga xamante ni daf ko ëmbal ba noppi en tout cas muy loo xamante ni doy na waar jamono ji rey ji mi ngi mel ni tulleeg màlli ci biir Sénégal xifin xaaf rey naa diw xifin xaaf xoj naa ko je crois que li ñu doon seetaan ci film yi léegi loolu la ñu gis ci Sénégal jot na nag ñi dellusiwaat xel yi jot na nag ñi dellusiwaat xol yi xam na ni que Sénégal la ñu nekk ndaxte lépp lu waay di def mooy li may wax rek yàlla moo ñu tiim li ngay xalaat ci sa xel di ko bëgg ci sa xol di ko génnee ci sa làmmiñ balaa nga koy jëf yàlla mi la tiim xam na lépp kon yow soo jëlee yàlla mi la sàkk nga xamante ni ba ngay def loolu yëpp mënoon la yemale sa dund foofu mu seetaan la di la bàyyi la ak àdduna ba nga def nga foog ni mën nga nax nit ñi alors que kenn mi ngi la tiim foo mënta dem mi ngi la tiim muy yàlla suñu borom kon jot na ñu jëlaat suñu xel yi delloowaat ko ci yàlla suñu borom xam ne mbirum àdduna day jeex yàlla daf ñu wàccee ci àdduna may ñu xel pour ñuy xalaat yàlla moom la neex
mu créé aljanna créé safara yàlla moom la neex mu créé lu dagan créé lu araam yàlla moom la neex mu créé lu baax créé lu bon ba mu ko créé ba noppi dafa ne yéen ay jaam ngeen dama leen wàccee ci suuf yëkkati xel jox leen ko xel boobu nag dama bëgg ngeen koy jëfandikoo ji ci xalaat mu jël ay mala ak ay bàyyi ma mayuma leen xel pour ñu takk leen ci mbaar ya joxu leen dara suñ leen waree jox ngooñ ñu jox leen ngooñ suñu bëggee naan ñu joxe leen ñu naan ñun mu jox ñu capacité yépp ku ci bëgg a naan nga dugg sa frigo ubbi naan sa ndox wala dem ci boutique ba jënd lu la neex nga naan ku ci bëgg a tëdd nga jël sa néeg bu neex taal sa climatiseur tëdd ci kon yàlla suñu mayee xel boobu ñun war lañ ko delluwaat njukkal xam ne que yàlla moo ñu tiim kon tey gis nañu ñaawteef yu bëri mi ngi am dafa mel ni nit ñi suñ koy def dañ leen di xabtal wala seytaane la wala dañu fàtte ni que yàlla mi ngi ñu tiim nee naa lépp lu waay rendi ci àdduna ci loxoom lay naaj lépp lu waay def su ko fayul ci àdduna keroog yowmal xiyaam da koy fay ndaxte bàmmeel xat na xat boo xamante ni keroog yowmal xiyaam doo gis papa doo gis yaay doo gis kenn yow yaay wuyu ci sa ay jëf yi nga xamante ni bàyyi woon nga ko ci sa àdduna kon yaakaar naa ne ay jëf yu ñaaw la nañ dellusiwaat xel yi ci rey yu ñaaw yi nga xamante ni ñu ngi koy gis tey bu Kadiatou Diallo bi mën naa ne c'est la énième crime boo xamante ni ñu ngi koy gis tey soo demee ci banlieue bi chaque jour nga gis ni que diw dee faat nañ ko lan moo tax mu faat ko benn kaasu café Touba bu fukki dërëm wala 100 francs la ko waroon jox wala apprenti bi waroon ko delloo weccit ci biir loolu xatal nañu xol yi ba ay crime di ci am jot na nag ñi dellu soit xel yi bu baax a baax muy meurtre bi ñu leen foofu ca université Gaston Berger kii di Yaxya Seck def ko ci Kadiatou Diallo nañu jàpp ni yoon teg na ko loxo. suñu jógee université